ëmb juróom-ñeenti weer di xaar bés nga wasin uf sa doom xaarandi boobu war a ànd ak mbégte ñëw ànd ak mettitu xol li ko waral gan googu yegsi àndaale laago di ñàkk matu nit ki ci lu làmboo ay cëram wala xelam li koy indi bokk na ci jutuwaale jàngoro wala feebar bu la dab ñu bari ci askan wi mën ko jàppee ay yëfi maaman wala sax ngelaw waaye ñi fare ko docteur am ci beneen gis-gis science wane na ni feebar bi lu am la dal dina koy duppee sax infirmité motrice cérébrale di ko dàkkantalee IMC nekk feebar bi nga xamante ni ci diiru benn at 1,500 ci ay xale dinañu ko jutuwaale. IMC ñu koy wax aussi paralysie cérébrale tubaab bi ko wax paralysie cérébrale day mooy xale yi nga xam ne dañuy am retard xale yu war a toog mënuñ toog wala xale yu war a dox mënuñ dox wala xale yu mën a téye seen baax maanaam daal dañuy am gàllankoor seen yuur gi gàllankoor mooy tax xale yi fu ñu waree toog duñ fa toog fu ñu waree dox duñ fa war a dox. li ngi si nemmeeku Sénégal moom li koy indi li ëpp jafe-jafe yi am si ëmb yi ak wasin benn ñaareel bi mooy infection yi am si yuur gi da ngeen dégg ñuy wax méningite ngeen dégg ñuy wax neuropaludisme yooyu yëpp ay feebar yoo xam ne bari na doole fii Sénégal bari na doole Afrique xale yi lay dal ñi si génn mën nañ si jëlee IMC wala paralysie cérébrale bref loolu mu ëpp li koy indi Sénégal am na nag yeneen yu ndaw ay daanu si bopp wala yenn feebar yi comme drépanocytose yooyu yëpp mën na ko indi mais daal li ëpp li koy indi mooy jafe-jafe ma bamtuwaat ko jafe-jafe yi am si ëmb yi ak wasin yi ak problème infection yi parce que Sénégal yëpp xam nañ ne population très jeune lañ donc femmes yi nekk en état yi def grossesse yi ci macha allah day bari mais nemmeeku nañ ne am na jafe-jafe jigéen ñi suñ ëmbee ñu am suivi normal am na jafe-jafe suñ wasin même biir capital bi da ngay gis femme bu war a wasin di wër de maternité à maternité pour am place bu xam nga nit mënoo effacer sa histoire mënoo effacer aussi sa culture ak sa gis-gis ñun professionnel de santé yi ñi nga xam ne ñu ñooy gis affaire bi au quotidien ñooy jànkoonteeg mooy ñoo xam jafe-jafe si am ak gàllankoor yi ñun xëy na ñoo war a jël suñu matuwaay seet nu ñuy organiser pour wax ak ñi ñu war a wax. laago ci ay jamono doonoon lu ñuy nëbb wala di ci ruus ndax ci bëtu ñu bari weesuwul doon di gàcce ba tey jamono di dox ba xarala yu yees yi ak waa kër docteur mën di jàppale ñi mu dal ba ñu mën a saafara seen mettit ak seen jàngoro lu ci mel ni centre national d'appareillage orthopédique am nañu ci wàll bu am solo. IMC li ñuy wax nourrisson lay dal c'est-à-dire xale yoo xam ne amaguñ 3 ans si période boobu ñoom lay concerné te li gën mooy ñu teel ko xam teel ko jël en charge parce que foofu la ñu ëpp chance vraiment am ay résultats malheureusement pour des raisons diverses xale yi dañuy yéex a ñëw xëy na parce que xamuñ wala suñu xamee aussi xëy na duñ jote structure yi médecins yeeg personnel bi nga xam ne war nañ si jote pour ñu def ci et xam nañ ne plus tard ils viennent plus difficile est la prise en charge et moins les résultats sont bons donc suñuy wax daal li ñu insister mooy il faut que chaque fois que su yaay xelam dalut médecin bi infirmier bi war na bàyyi xel si ñu wax. gannaaw ba mu jàppee ni wér ci loxo yàlla la nekk
Philippe Sène di kinésithérapeute ci Sénawu xamle ni sax fii ci centre bi fanweeri cas yoo jël ci téeméer yi dinañu leen toppatoo ba ñu tane. xale su amee une lésion cérébrale bu amee 0,1 mois rek je crois pour une information pour les mamans je crois que xale jusqu'à 2 mois bu fekkee mënul sigi bopp bi rek jàppal ni y a un problème ça doit être automatique quoi. Un enfant un bébé mu am 2 mois il n'arrive pas à redresser la tête boo ko dëppee demal directement ñu consulter ko parce que bul xam lu lay yoot quoi ci ginnaaw et surtout bu fekkee da nga am antécédent ou accouchement bi dafa compliqué woon donc ñaar yooyu fu mu am rek demal ci docteur bi. am na donc xale yi ñuy gën a kii mooy maanaam plus le traitement est précoce mieux ça ira donc bon je ne te dis pas qu'à 2 mois il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mais bon ma jàpp naa ni ak lésion bu moom xam nga yëpp ay am retard donc à partir de 3 mois 4 mois 5 mois war nga mën indi xale bi comme ça on prépare l'enfant au moins à son évolution parce que affaire bi day retarder évolution moteur xale bi donc il faut ñu dugalaat évolution bi mooy jàngal ko mu dëpp surtout mu dëpp parce que dëpp mooy base bi yëpp xale boo xam ne du dëpp du évolution du dem donc déjà aussi pour yaay yi boo amee sa doom 3 mois te mënul dëpp war nga xoolaat lu tax quoi parce que c'est pas normal donc dëpp après mën a teg sa concu toog loolu mooy évolution xale yi donc xale yooyu la ñuy faj à partir de 5-6 mois 3 mois entre 3 mois jëm kaw war na nga mën a indi xale bi mais nag boo bàyyee ba 8 ans après 8 ans nga ne da ngay indi xale bi rééducation on ne fera pas de miracle mais bon dinañ ko mën a jàppale mais c'est trop tard xam nga faj moom plus mu teel mieux ça va. am na xale yu fiy ñëw yu bëri y a une centaine d'enfants qui est passé ici depuis donc am na xale yoo xam ne. ñëw nañ et récupéré nañ xale yoo xam ne mënuñu woon dox ñoo ngi dox démb rek maamu benn xale Mohamed Rasoul moo ngi nii ne ma booy bi rek moo ngi cëppi kërëb ja di déconné kër gi donc am na xale yoo xam ne mën nañ récupérer mais tout dépend de la lésion comme lu may wax yaay lésion bu grawee xam nga ça prend plus de temps pour récupérer bu nekkee lésion bu superficielle la l'enfant a ses chances mais bon dama lay wax dara affaire u cerveau moom on maîtrise c'est pas facile à maîtriser gis nañ ñoo xam ne lésions yu extraordinairement grave lañu amoon tu connais un cas Aïssatou et là moo ngi dox ay soxlam 2 ans moo ngi dox léegi te lésion grave la woon quand je te dis grave c'est que ay réanimé 20 fois affaire yooyu te moo ngi dox am na ñoo xam ne dañuy ñëw lésion superficielle nga ne lii day yomb affaire du yomb donc cerveau moo extraordinaire mais bon li ma xam mooy am na xale yuy récupérer donc pourcentage bi bon tey boo jëloon ci 100 xale yu fi jaar ñoo xam ne récupérer nañ je te dirais 20% récupérer nañ bu baax quoi bon quand je te dis récupérer bu baax ça ne veut pas dire que duñu gis dara day bàyyi toujours ay séquelles yu ndaw mais mën naa ne 20-30% par modestie à part mais ñeneen yëpp bon dañuy am tane mais récupération bi totale nii c'est pas évident mais dañuy récupérer sama boy bi léegi guerrier la xam nga avant mënu woon tourner day dëpp yaay ji nee na day jéem a jàpp toogaay bi nii sa rek moo ngi koy nangu il tient la tête surtout contrôle de la tête parce que xale yu bëri mënuñu contrôler seen bopp bi et kii da koy contrôler et da xam nga temps yi moom day évoluer guerrier la. Major Ibrahima Faye moom di dellu si ci solo centre bi nga xam ni ñu bëri dañu ko umpale. Centre national d'appareillage yàgg na fi lool je vais dire que affaire bi c'est historique parce que bu njëkk vers les années 50 j'étais logé à l'hôpital principal pour les militaires donc c'était réservé aux blessés maanaam ñi nga xam ne dañoo demoon guerre te am fa ay gaañu ñoo waral création centre d'appareillage bi ñu toogee nag vers les années 60 yooyu Sénégal dal di koy jël en main alors andi fi ay liggéeykatam yoo xam ne ils sont toujours assistés par les Français comme Français yi ñoo ko ubbi woon ñoo ñëw di ñu assister ñun aussi et vers les années 68 léegi ñu jël suñu yëf nationalisé ko alors mu tudd centre national d'appareillage dégg nga ci kaw nationalisation boobu jot nañoo bokk ci projet d'établissement yi
nga xam ne dañoo bëggoon soppi établissement public de santé yi en un projet qui va marcher, c'est-à-dire ñoom ñooy gérer seen bopp mais toujours sur la tutelle du ministère de la santé. Vocation am mooy dimbali alors waaye laago yi ñi nga xam ne am nañu laago mais itam vocation am mooy dimbali ñi nga xam ne dañoo am ay mettitu ndigg am ay mettitu tànk am li ñuy wax paralysie ñi nga xam ne aussi dañoo am ay gaañu-gaañu comme traumatisme dañ koy def. am na aussi ay jigéen ñi nga xam ne dañoo toll ci njur te amoon ay problème après seen accouchement ñu tam dañ leen dimbale ba ñu dellu ci seen sago ci côté yaay ak doom waaw dinañuy jël aussi ay xale yoo xam ne dañoo am ay laago ci ba ñu juddu waaw ku dugg fii balaa ngay génn di nga gërëm parce que di nga gis tan boo xam ne amuloo ko woon te yaakaaroo ko woon waaw c'est pour dire que daal am nañu confiance ci ñun apprécier nañ aussi suñu liggéey dégg nga du nag li ma doon chef de service moo tax may wax loolu waaye dañu koy dégg ñu koy wax tu vois ñoom ñi feebaroon bi faju fii dem ñuy waxaat seen morom ne demal centre d'appareillage bi ma nangam dalee foofu laa demoon waaw ñooñu buñ ñëwee ñooñu koy raconter. xam nga kooku en quelque sorte booy def enquête de satisfaisabilité mun nga jël pàcc boobu boole ko ci muy lu am solo loo xam ne yow da nga ko déggee de bouche à oreille que alors mun nga jox nit këyit bi léegi ne ko bindal lan mooy sa satisfaction fii ak lan nga nawul fii mun na la gis rek am complexe mais li ñuy dégg noonu ci nopp moo gën a wér ne bu ñu la joxee feuille pour nga bind. Aïssatou moom yaay la ci benn xale bu amee feebar bi di paralysie cérébrale muy dellu si ci coono yi mu daan jànkonteel ci toppatoo doomam. c'est pas facile parce que xam nga boo nekkee yaay ngay liggéey ak ay xale yu mel nii c'est pas facile mais bon yàlla baax na c'est d'abord parce que je le fais par amour parce que man mi di wax ak yow dama si am moo tax dañ ma am benn bébé boo xam ne dama ko adopté. de IMC la moo tax mu mën a comprendre yaay pour mën a liggéey ak ñoom c'est pas facile mais bon dañuy góorgóorlu rek. en fait dama ko jàppee comme xale bu normal parce que bi ma ko bëggee adopté ñëpp dañ ma waxoon ni rab la du nit affaire yooyu mais comme xamoon naa ni ban façon maladie la yore maa ngi siy góorgóorlu bu baax en fait li nit ñi di wax du ma si tenir compte bu baax c'est un bébé adorable. dama ko bëgg parce que moi je trouve que c'est bébé normal la comme yeneen yi. sëriñ ñu bari dama waxee ñoom ci sëriñ yi la ñuy gën a bëgg di dem mais ñu wàññi affaire sëriñ yi xam ne feebar la comme yeneen feebar yi ñu ñëw di respecter seen ay kiné di gën a góorgóorlu ci doom yi xam ne doom la comme yeneen doom yi di ko toppatoo di ko jox affection comme yeneen doom yi parce que des fois dañ ci am ay cas de guérison yu bari ñoo xam ne dañu wax naan ay jinn lañu ay lii lañu ñu dem ba tey nekk société bi ñu ngi dox ñu ngi dem école ñu ngi dem maternelle. ay toppatoo daal la leen toppatoo di ñëw di topp seen séance de kiné yi parce que pour man kiné yi moo leen si gën a mën a génne avant tout. parents yi ko am buñ leen nëbb dañ leen bëgg comme yeneen doom yi di leen toppatoo bu ñu waree jàngi ñu ñëw yóbbu leen ñu dem jàngi si am na école yi spécialisée wu peut-être di leen bañ a nëbb di leen bàyyi wàññi surtout sëriñ yi nag di ñëw di def ay séance de kiné surtout loolu. loolu daal moom bëgg naa nit ñi gën ko xam di ñëw def seen séance de kiné fii au centre d'appareillage orthopédique de Dakar. Senawu di taxaw ci wàllum faj waay laago yi rawatina xale yi mi ngi soobu ci liggéey bi ba ut pàcc sax bu ñu duppee service social tey gunge wéyjuru xale yi amee infirmité motrice cérébrale. Ndeye Aram Fall nag moom lañu dénk lépp lu laale ci pàcc boobule. parents yi dañuy ñëw souvent bu ñuy ñëw Senawu day fekk ni ils ont fait le tour des hôpitaux dañuy wër ba sonn wala ñu dem ci maamën yi par rapport ak seen pathologie doom ba sonn léegi bu ñu ñëwee ñu am ay séance de kinésithérapie wala consultation bu ñu demee ba xam ni que prix bi dafa xaw a kii ci ñoom fekk ni vraiment dañuy épuisé niveau financièrement ils sont épuisés parce que xale bu ñu juddoo ba léegi fu ne ñu ngi fay dem amatuñu dara amatuñu lu bëri
dañ leen di ko orienté fii léegi ñun daanaka dañ leen defaral lu ñuy woowee enquête sociale léegi ñu leen defaral enquête sociale ba pare ñu defal leen lu ñuy wax prise en charge sociale pour yombalal leen faj bi loolu nag bu yombee tamit c'est grâce ak suñu directrice bu ñu yor mooy docteur Binta Diabel Ba Mbacké mooy directrice Sen'Eau vraiment day yombal na côté boobu ba nga xamante ne moom ñu ci bëri ñi nga xamante ne am nañu jafe-jafe pour faju ci surtout xale IMC yi dañ ciy jàpp oyofal leen ko bu ñu mën a ñëw fii faju ànd ak seen xel bu dal pare ak yaakaar bu ñu fekk tamit ñu am aussi un bon kinésithérapeute bi nga xamante ne vraiment yaay yi ñu mënti jaar yëpp bu ñu ñëwee fii rek naan maa ngi soog a dal dina leen defal dina leen aussi dinañ gis résultat ci lu ñuy faju waaw te dinañ comprendre aussi parce que dañuy def ay lu ñuy woowee ay groupe de parole bi nga xamante ne ñoo ko sekk ñu service social ak Sall ak Philippe kinésithérapeute bi ñuy def de manière trimestrielle di woo maman yi ak papa yi di waxtaan ak ñoom ci feebar bi parce que da leen di ump te tamit fu ñuy jaar day metti te dañuy soxla wax te dem dañuy foog ne ñoom kese ñoo ko dund bu ñu toogee nag ak ay nit ñi nga xamante ne dund nañu même chose loolu da leen di tax ñu relativiser ba pare may leen force pour ñu am dem de l'avant ndax ci yombul. prise en charge sociale yi suñu sañoon nag dañuy jël lépp mais comme ma la expliqué sànq on a une demande qui est très forte du rek xale yi parce que ñun fii Sen'Eau du rek xale yi mais xale yi dañuy partie bu mag a mag ci salle IMC bi ñun ñëpp la ñuy jël en compte c'est-à-dire que comme ma ko waxee sànq rek bëri na bëriwul mais duñu jël prise en charge dañ ciy jàpp dañ ciy comp daal suñu amee ñi nga xamante ne quand même ñuy jàppale ba ñu xamante ne dinañu mën a jël un peu plus wala jël comme nu ñuy def dam ba def gratuité totale loolu mooy suñu mbébét loolu mooy suñu yéene ci maman yi ak parents yi ñëw fii ak xale yi c'est parce que tamit am na ñi nga xamante ne am nañ ko am na ñu ko xam c'est-à-dire ñoo xam ne dem nañ jéego dem ci hôpital yi mais am ñoo xamante ne xamuñu ko ñi ngi toog seen kër jàpp ni xale bi raba ko jàpp wala jinne ko jàpp dafa juddu jinne jàpp ko xale bi du nit te loolu tamit bëri na fi te loolu tamit occasion la pour nit ñi xam ni que loolu hôpital la ngi fi pour tudd Sen'Eau dañ leen di jël en charge dañ koy fekk donc dañ leen di jël en charge consultation ak kinésithérapie après di wax surtout parents yi nañu ñu gën a comment dirais-je ñu gën a moytu di dem côté lu ma wax ni ñu bàyyi ko waaye côté souvent dañuy dem ci maamani ñu gëm na loolu xamante ne nekkul ba souvent ñu réer ci donc ce serait bien que ñu xam ne lii feebar la yàllaa ko teg te tamit il faudrait que ñu xam fu ñuy jaar ñëw def seen consultation def seen rééducation te dinañ ci gis résultat donc ce sera dans ce sens là sensibiliser parents yi ñu ñëw vraiment pare qu'il soit forte aussi maman yi ak aussi damay wax papa yi mais lu ci gën a bëri nag maman yi nag wax dëgg yàlla yaay moom daal lu ñuy gën a gis ci lu gën a bëri maman yi la daal la ñu gën a gis moo tax may faral di wax maman yi dañu gën a dëgërlu topp seen traitement doom gëm ni que dina baax gëm ni ko ici on est un centre de référence quand même lu ñu yaakaar nañ daal bu fi ñëwee dinañu am lu leen satisfaire. Centre national d'appareillage orthopédique jël léppam sumb ko rekk ci gunge ñi amee jàngoroy paralysie cérébrale lu ko dalee ci appareillage maanaam defarum jumtukaay yi mën a yombal seen taxawaay ba ci toppatoo bu ñu soxla ngir wàññi seenub mettit ñu mën a am nekkin bu mucc ayib. Sen'Eau dina gunge itam waajuru xale yi amee feebaru IMC ba ñu mën a toppatoo ci xel bu dal seeni ay njaboot.